Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Amis téléspectateurs Leral di leen nuyu di leen ziar comme niñ ko tàmmoo di defee saa su ne fépp fu ñu waay woo rek ñu wuy si la fépp fu askan wi nekk ñu dem doxtu waxtaan ak ñoom nekkandoo ak ñoom partager ci ñoom seen lépp li nga xam te ni moom la ñuy am tey nag ñu dalal benn kilifa bu mag macha allah benn doomu Louga doomu Ñambur nga xam te ni waa Louga ñëpp xam nañ ko kenn dootu ko présenté kenn dañ koy bàyyi rek mu présenté wax ñu mooy kan ak ci lu muy yëngu si kilifa gi nuyu naa la. waaw maa ngi leen di fay yéen waa Leral.net di nuyu téléspectateurs yi di nuyu képp ku ñuy seetaan wala nga ñuy déglu di sant yàlla bu baax di wax rek auzu billahi samil alim mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al ali azim man maa ngi tudd Madiodia Thiam dëkk Louga juddoo Louga màggee Louga yaroo Louga di liggéey jàng li ma war a jàng ba sama jàng yam fa mu war a yam ma dem jàngi métier bi ma jàngee métier muy métier moo xamante ne bi moom laa donn muy uude dem ba jamono dikk ma gis ni lii du sama vocation ma dem def tapissier jóge tapissier nag am xalaatu ni sérigraphie amul Louga ma dem def sérigraphie bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk indi sérigraphie nga xam ni bépp kilifa bu nekk Louga rek mës naa liggéey ak moom muy kilifa politique di kilifa aada programme bu am Louga rek sama loxo dugg na ci waaw loolu waaw ci tënk daal di la wax ni kooku mooy Madiodia Thiam. Madiodia ñu gis ni macha allah gis nañu am da nga am benn parcours bu nga xam te ne c'est exceptionnel macha allah gannaaw ba nga defee sa apprentissage def sa li nga xam te ne mooy tapisserie nga jóge ca def sérigraphie ñu gis ni sérigraphie métier bu xaw a dur la. waaw métier bu xaw a dur la surtout Louga ndax boo xoolee horaire yi li fiy jóge di jóge Dakar moo lay wax ni surtout Louga bu ma waxee surtout Louga mooy tolla nan ay temps kilifa yi daa noonu jox liggéey mais nag boobu mën naa fi nekkoon au temps de Aminata Mbengue étant maire au temps de président conseil de régional Samba Khary Cissé temps PDS kilifa yi daan nañu jox liggéey dëgg léegi nag gisatul liggéey mais mën naa ko jàngat ci benn côté sérigraphie bari na fi peut-être li ñu daan jox dañ ko séddale mais daal dinaa la wax ne la Aminata Mbengue étant maire lu mu liggéeyal woon maa koy liggéey Maniang Faye étant maire lu mu liggéeyal woon maa koy liggéey ci wàllu infographie sérigraphie donc yàlla di def tey ba Moustapha Diop ñëw xëy na sax ni ma jegee Moustapha Diop Moustapha Diop laa gën a jege que Aminata Mbengue ak Maniang Faye mais boo xoolee Aminata Mbengue ak Maniang Faye liggéey leen seqoon mais bu dee Moustapha Diop nag sequñu liggéey dañoo seq xaritoo te defe naa ci wàllu liggéey amul xaritoo da ngay xool ki la doy mu neex la nga liggéeyloo ko. Madiodia yow ñu gis ni yow da ngaa mel ni ku yëngu ci milieu politique bi tamit. waaw autant j'étais à politique mais Moustapha Diop bi mu soxlaa dëkk bi damaa bokk ci ñi mu woo pour ñu jàppale ko ma dem jàppale ko ci sama xel sama xalaat li tax ma jàppale ko nag daf ne ma damaa soxla mairie Louga ma laaj ko programme am mu ne ma awma programme li ma wóor te leer ma mooy su ma jotee dëkk bi dinaa fi def lu fi maire musul def loolu moo waxoon mu nekk ci man ba léegi maa ngi koy superviser loolu laa gis Moustapha Diop bi mu fi toogee ak léegi def na fi lu fi benn maire musul def. lan la fi def lu fi benn maire musta def ñun dafa mel ni askan wi gisuñu lool parce que askan wi ñu ngi ñaxtu boobu ba léegi. waaw askan wi dañuy ñaxtu parce que Louga moo naqare yor mais nag ñun fi leen juddoo fi leen màggee fi leen yaroo bépp maire bu fi nekk au temps de Dabi Diagne ba léegi ñun ñu ngi superviser ñu ngi gis Moustapha Diop que Macky Sall moo def que deful mais kuy waxal yàlla te yàlla tax bi Moustapha Diop toogee Louga ak léegi gis nga changement ci wàllu lamp yi wàllu voirie yi dem nañ ba indi pavage waa Louga nee leen déedéet du moom mais temps bi Maniang Faye nekkee fii di liggéey Louga amul keneen ku nekkoon PDS di wax ni nekkul Maniang Faye moo def loolu temps bi Aminata Mbengue nekkee Louga di liggéey Louga li mu fi jot a def amul kenn ku nekk PS ni Aminata Mbengue def ko fi solidarité boobu gisuñu ko ñiy wax ne Moustapha Diop li mu fi def
defu ko fi Macky Sall moo ko fi def ñoo Moustapha Diop ñoo bokk même parti sa xel boo tënkee ci sa xel da ngay gis ni am na concurrence bu am foofu moo tax ñu di ko wax concurrence boobu am foofu nag bokk na ci li war a tax ma wax. waa ñun dañoo gis ni déjà apéristes yi ñoom du nekkuñu benn parce que apéristes yi ku nekk da ngaa dem sa yoon donc ñun duñu gis ni Moustapha Diop moo mën a def li nga wax ni réalisation yi Moustapha Diop def parce que amoon na fi avant moom xëy na bu mu ñëwee am na lu mu ci change mais avant moom loolu daf fi nekkoon te tamit gis nañ tamit ñoom duñu ànd te dañuy sànnante xeer dañuy waxante yu garaaw seen biir apéristes yi. ok loolu moom laa lay expliquer dama ne la Moustapha Diop dafa nekkoon directeur général ñun ñi nekkoon Louga ñëpp kenn àndu ci woon ak Macky Sall kenn ba ci man mii di wax ak yow Moustapha Diop nekk directeur général président recevoir ko mu tayle poste directeur général am ni ko soo ma defee mandataire Louga ma jël Louga teg ko sa loxo moment boobu muy def loolu ana ñiy wax léegi nii fan la nekkoon kenn jógu ci y a des intellectuels ici à Louga yoo xam ne dañuy jóg politique ceci politique cela mais moment boobu mu méttee Moustapha Diop di guerre ñooñu anañu ñun am nañ ay rak yu leen dàq jàng fuuf am ay mag yu leen dàq jàng fuuf dem université def fa 10 ans génne nekk ay ingénieur man j'ai 2 frères 2 sœurs yoo xamante ne bi c'est des intellectuels affaire bi du jàng xam affaire bi lan la affaire bi xam lu Louga bëgg nga di ko def affaire bi xam lan moo baax ci Louga nga di ko def ku contrôle amoo parloo nekkoo naafeq war ngaa xam ne Moustapha Diop mooy ki gën ci Louga. waaw léegi ñun dañoo bëgg a xam yow nga wax ñu lan Moustapha Diop yan réalisation la fi def moom yan loo xam te ni daal boo nee lii Moustapha Diop a ko fi def kenn du ko laam-laamee. xam nga du ma dugg ci ñu ne réalisation président assainissement voirie lampe boo dikkee da naan la président mais gis nga ndox du jéggi kan. mais du président mooy def parce que mairie bi comme Moustapha Diop il est le maire am na budget boo xam te ni pour ay réalisation yoo xam te ni pour moom la moo ko war a def. budget maire yi matul 2 milliards réalisation yi ëpp na 2 milliards kon ku fi toog di wax naan président la ak Moustapha Diop la dafa am concurrence boo bëgg a indi dafa am soxorte bu nekk ci yow nga bëgg ko indi mais ci li ma xam ci Moustapha Diop li mu réalisé ci sport Louga dama lay tënkal newataani rek début newetaan rek il a dépensé des millions. budget mairie sport bu dee 2 millions la Moustapha Diop day ñëw def 12 millions les autres 10 millions kan la c'est la mairie wala c'est Moustapha Diop boo demee ci këru kilifa diine yi gàmm amul benn kër buy gàmmu Louga te Moustapha Diop doublewul li nga daan am par rapport ak yeneen maire yi ba ñu fa nekkee boo demee ci santé Moustapha Diop doublé na ko bépp secteur boo laal fii Louga xam nga la moo tax nit ñi ñemewunoo wax ji dafa bari te ñuy wax xamuñu. waaw xale xaalis la ko waa Louga di tuddee mais Louga loolu la ñuy wax xale xaalis mais xaalis boobu xaalisu askan wi la xaalis waa Louga la. Louga Djily Mbaye mënu fee juddoo Ndiouga Kébé juddoo fi kenn ñëw duñu jaay xaalis mënul nekk. mais ñoom population lougatoise bi ci boppam ñoo naan Moustapha Diop xale xaalis. population bi nga xamante ne bi xamuñu mais Moustapha Diop ku toog ak moom mu wax nga xam kuy bëgg Louga moo la gën a bëgg Louga. Njàmbur football dafa am problème finance Moustapha Diop jël ko def ci des millions et des millions du dégg sax jërëjëf Moustapha Diop basket bi am problème mu jël ko xeex ak ñoom ban jël final Njàmbur basket musul jël final daanaka tuuti jërëjëf lay dégg xam nga Louga dafa dem ba léegi dafa mel ne li fi xew avant APR ñun xamuñu ko te ñu xam ko au temps de PDS Mañang Fay nekk fi Samba Xari nekk fi mais dañ daan xeex mais xeex bi ma gis biir APR amul li may wax nag engagé wul APR ça n'engage que moi je parle man li ma xam laay wax Louga laa juddoo màggee yor Louga xam li fi xew dugg ci kër yëpp digganteeg nit ñëpp kenn ku ci ne jàmm laa seq ak yow du ma xas kenn nag du ma wax lu ñaaw diggu Louga la sama baay am kër sama maam lañ tudde marché bi muy mbaam muntu kon du ma doxandéem Louga xam naa Louga li fi xew mais dafa am loo xamante ni bi jaaduwul li jaaduwul mooy xeexante bi nekk biir APR li ko fi indi mooy soxorante gis nga new bu ñorul nga watt ko da nga koy rënkaat rek moo dal ñi contre Moustapha Diop danoo yàkkamti jot ci maire bi tur du noonu xam nga affaire bi lan la réalisation Moustapha Diop li koy fal nekkul ci internet nekkul ci télévision nekkul ci média nekkul ci écrit xam nga fan la nekk
ci biir kër yi. mais tamit ci biir kër yi la nekk kenn weddi ko mais pour waa biir kër yi ñu mën a gis lu ñu falaatee Moustapha Diop il faut Moustapha Diop wane ko parce que tamit dañuy dégg tout le temps ne Moustapha Diop pour nga gis ko dafa jafe déjà comme te ba pare moom mu nekk maire ville bi te ma yaakaar ni boo nekkee maire danga war a nekk à la portée de ta population maanaam nekk ci njëriñu askan wi lu ñu soxla suba ngoon nga taxaw ko mais Moustapha Diop c'est très difficile askan nga gis ko tout souvent da ngay dem mairie sax soxla bëgg a gis Moustapha Diop en audience mais c'est tout à fait un problème dañ la naan nekk fii wala ñi nekk ak moom duñ la sax permettre askan nga am accès ci moom alors que c'est pas normal parce que fii da ngay dem beneen dëkk pour nga gis sa maire c'est comme yow ma ñëw soxla sama benn xarit rek dem seetu ko gis ko noonu lay demee mais Moustapha Diop gisuñu ko xamuñu lu mu ñu réaliser xamuñu population bi ñu bëri xamuñu lu mu réaliser parce que tamit mënuñoo wax ni kii la ñuy falaat te gisuñu lu mu fi def te mi ngi nekk ci instant yi ci nguur gi. li nga wax c'est vrai Moustapha Diop li mu réaliser amul benn maire bu ko mës a réaliser mais est-ce que am na communication bu woon population bi loolu. mais pourquoi pas ñoom ñiy ànd ak moom ñu communiquer askan wi ñu xam ne Moustapha Diop lii la fi liggéey. ci laa nekk moo tax may wax. man par exemple damay jël exemple ci tali bi. ma wax la man def naa 3 documentaires. yoo xamante ni les réalisations de Moustapha Diop la mais est-ce que askan wi suivre nañu ko. mais est-ce que teg nga ko fu ko war a teg wala jox nga ko ñi ko war a joxe pour ñu askan wi mun kaa gis tamit. est-ce que sama doole ak sama loxo bu gudd àgg na ma teg ko fu ko askan wi mën a demee. en tant que nitu Moustapha Diop yow kay Moustapha Diop moom ngay waneel ay réalisation moom kay war na mën a jàppale ba askan wi ñu gis li muy def. loolu d'accord naa ko mais Moustapha Diop nekkul kuy wanewu xam nga Moustapha Diop jëf la gën a mën ko wax ñun ñooy wax parce que wax dafa jot. j'ai trouvé des intellectuels yu dajaloo Louga beneen visage beneen xoolal bu ñu kenn rey ñun li fi xew xam nañ ko lu nu am ñun Moustapha Diop joxuñu ko Moustapha Diop mënuñoo jox lu nu liggéeyul lu nu am ñoo ko liggéeyal suñu bopp ba ñuy tabax xamuñu Moustapha Diop xam nañ ko mais liggéeyu noonu moom ba ñuy soli jasneer di takki jabar Moustapha Diop xamuñu ko wala bokk liggéeyu noonu moom booba daaw ñu déggante téléphone mais soxor gi nekk ci diggante leader yi nekk ci biir Louga loolu mën na xañ président Macky Sall lu bari biir Louga parce que Louga ñu ci bari bu ñu ànd ak président Macky Sall c'est grâce à Moustapha Diop parce que moo xeex indi yokk APR Louga fekk ñi nekk PDS ñu bari mu dugal leen biir APR fekk ñi nga xam ne apolitique la man dund naa presque 35 ans nekk nit apolitique musuma dugg ci politique créé naa association des jeunes ñeeño ànd ceeg samay mbokk programme bu am kilifa diine kilifa aada bu fi nekk liggéey na ak yow musuma dugg ci politique Moustapha Diop ñëw nekk un jeune boo demee Dakar ñuy ndama Moustapha Diop nga dem Kaolack ñuy ndama Moustapha Diop nga dem Ndar ñuy ndama Moustapha Diop nga ñëw Louga am certains petits personnes yoo xamante ne bi ay lacunes la ñuy gis ci Moustapha Diop xooluñu lu baax lu mu wax xooluñu baax lu mu def man li ma wóor te leer mooy mënuluñ ko dara. mais est-ce que tamit li mu wane Dakar wane ko Ndar bu ko wane woon fii est-ce que waa Louga tamit duñ ko jëlee taf ko seen bopp. non wanewul Ndar lu dul waa Ndar di xool bëgg maire bu mel ne Moustapha Diop wanewul Dakar lu dul waa Dakar di xool bëgg maire bu mel ne Moustapha Diop wanewul feneen lu dul dafa wone nit koo xamante ne bi xale la foo dem ñuy wër Moustapha Diop nga ñëw Louga ñu ne duñ wër Moustapha Diop mënul nekk bu ñëwee Louga fokk nit ñi wër ko. mais gis defal luñ loo xam te ni fii Louga war na tax ñu wër ko. gis nga pavage bi wala gisoo ko. da nga ko war a dem filmer gis ko lamp yi bi muy tàkk gis nga ko wala gisoo ko. lamp yi mu ñëw tali gis nga ko wala gisoo ko. mais tali yi ñun tali yi ñu soxla defaru ko tali centre ville yi ba léegi normalu alors que mi ngi defar yeneen tali. tali centre ville 1 an et demi ci gannaaw yëpp defar nañu man j'ai les images soo bëggee ma jox la ko joxe na xaalis ci poosu boppam mun naa laa wax ban entrepreneur moo ko defar lépp ñu defar ko mais Louga. te lii ba tey normalut parce que c'est trop waaw léegi yow 1 an et demi nga wax ci ginnaaw te tali yi nga xam te ne bu ñu ko defaree war naa toog une longue durée. réflexion la ko def mën naa la wax tali bi jëlee. mais réflexion c'est différent ak defar. non defar tali bu ñu defar ba pare da nga koy defaraat bu bënnee li tali bi jógee CEDEPS jëm ba Ngidi la defaroon nan ko boo demee tey kamb yi ñu ngi fi nit ñi duñ wax defar ko ñu ko defaroon de xam nga lu ñuy wax kamb yi ñu gis tey y a 1 an et demi la toll 2 ans defar na tali bu jógee booy entrée Louga bi jëm si ba ci espace ba ci rond point boo demaatee nii yàqu na te loolu maire yi fi nekkoon defuñu ko Moustapha Diop defar ko ci poosu boppam boo duggee Louga entrée bi defaral na la fa benn rond point boo xamante ne dañ ko bàyyi woon noonu mu réaliser ko defar ko Louga. ban rond point la boobu. duggee Louga rek jóge Espia
di tourner jëm garage lan fa defaraat noonu juste pour Louga am benn visage bu baax entrée Louga bi bienvenue Louga ba nga juddoo ba fi nga toll tey mosoo dégg ku maire bu ko defar Moustapha Diop defar ko ñiy wax ñëpp mosumaa gis ku ne Moustapha Diop de def na lii. mais tëli moom ba tey mooy loolu tëli dara baaxu ci. tëli moom baaxul bu dee tëli bi ngay wax moom wala tëli Moustapha Diop defar moom mooy doy na waar daal. mais kon tali bu bees bi mu defar baaxul. ah mais tëli bu bees bi gisaguma ko mais tëli yi nekk ci centre ville bi nga xam te ni gan gu ñëw fa lañ koy jaarale mais tëli yooyu tëli yooyu benn baaxu ci tey gii gan bu ñëwee yore cortège am da ngay rus parce que ci ay kàmb lay rëgëjee ba muy àgg fa mu jëm. léegi tali bi jógee rond point garage Touba tourné jàll boulevard bi jaar buntu police tourné ñëw ci armère yi. mais tëli boobu yàgg na. defar bi ñu ko defaraat laa la dañ koo lalaat ba mu bees tàq continuer ko ba dem Alceri ñu samp foofu Alceri fi defar bi yam continuer tourné war a jëm Zawiya ba tourné ñëw ba ci rond point bi continuer jaar dëkkandoo boobu tali loo ci wax. non tëli yooyu kenn waxul mais tëli yi nga xam te ne ñoo yàgg ci dëkk bi yi ñuy soxla mooy tëli yi nekk ci centre ville bi. tey gii boo jugee côté hôpital bi ñëw ba yoonu marché bi noonu tëli yooyu des na am na. marché passage bi tëli yi dafa da ngay taw nawet bi sax ndox mi dafay posé wu foofu ça sera tout à fait un problème pour nga jàll parce que ndox mi dafay des amul ay passerelles yi nga xam te ne ndox mi mën na see jàll pour dem. léegi tali bi jógee fi ngay wax fi mu yem juste ci rond point bi ci laba bi continuer jëm ba gouvernance bi ñu koy defar comme bii fi nga wax nii noonu la meloon mais daanu dajul suuf yàlla sax deful lépp muy lépp mais bu fekkee 100 fi nekk. ñu defar 90 nga bëgg a jël wala 95 nga bëgg a jël 5 yi bu ko exposer population Louga ñoo bañ duñ ko nangu léegi dañuy wax xam nga lan tax ñuy wax Moustapha Diop li mu fi def benn maire mësu ko fee def. léegi ñu wax ci diggante Tafa Diop ak Mbéri Sylla. Tafa Diop ak Mbéri Sylla gis ma ci problème. parce que mais gis nañu tamit seen liaison demeewul noonu te tamit ñoom ñëpp Macky lañ fi nekk waa APR lañ tamit ñu gis tamit Tafa Diop. ak Mamadou Mamour Diallo tamit lépp Tafa Diop dafa nekk au centre de tous ces problèmes là. waaw léegi Tafa Diop mooy première ñi ci des ñëpp ay deuxième lan ak ay troisième xam nga lu ko waral ñëpp Moustapha Diop lañ visé loolu war naa laa jox idée ni ki ñëpp visé mooy borom yëf yi Moustapha Diop la ku jug di politique Louga rek Moustapha Diop nga visé pour am dara ku bëgg dara da ngay song gaynde gars yi noonu lañ def dañoo bëgg dara. moo tax ñuy jéem a song gaynde Moustapha Diop c'est le lion de Louga li mu def Louga kenn def ko fi li mu mën Louga kenn mënu ko fi donc ku bëgg siiw wala nga bëgg ñu coow la wala nga bëgg a bokk ci coow li da ngay song Moustapha Diop mais doo ci jëlee ndam xam nga tax doo ci jëlee ndam Louga kenn mënu leen a jënd Louga kenn mënu leen a corrompre da ngay def ñu gis nee naa la dëkk bu Djily Mbaye juddoo Ndiouga Kébé juddoo fi Cheikhul Khadim jaar fi Seydil Hadji Malick jaar fi kenn ku ne samp fi kër Cheikh Omar Fouti yi bàyyi fi ay doom ñun dara jommuñu Louga gis nañ ku ne moo tax kenn mënu ñoo jaay xaalis baa nga jaay ñu daraja baa nga jaay ñu juddu tax ñuy ànd ak yow déedéet da ngay bëgg Louga rek def ci Louga lu tax ñu ànd ak yow yooyu gars yi di gëmloo gars yi nañ ko jël teg ko fële. lu tax ñu koy teg fee mënuñu ko teg fee parce que ku nekk ak li nga gëm ak ku nekk ak li la nit wan pour nga mën a ànd ak moom moo tax mënuñu ko jël teg ko fële. waaw xam nga li la nit bon mooy li Moustapha Diop def li la nit bon mooy li Moustapha Diop def yow mii di wax ak man daf laa leer naññ ni Moustapha Diop amul denn ci Louga. man leeruma xaw ma si dara. da ngay def sa rôle en tant que journaliste mais leer nañ la Moustapha Diop amul denn ci Louga bu fekkee Moustapha Diop moom la ñëpp di song. yow sa xel war na laa jox ni Moustapha Diop moom ñëpp di song xam nga ki daw ba raw ba yéeg taxaw jàkkaarloo gars yi te gars yi fa nga yéeg ñu bëgg faa yéeg fokk ñu lay téen di la xool parfois téen boobu ñu lay téen di la xool du la yàqal tous xam nga nan lay mujjee fan nga jaar ba yéeg rek la gars yi di mujjee fan nga jaar ba yéeg ba yàgg ci kaw damaa bëggoon président Macky Sall xam ni APR Louga ci loxo Moustapha Diop la tege li tax mu tege ci loxo Moustapha Diop moo def ñu bari APR ici à Louga donc nit bu la defalee loolu da ngaa war a xam ni kii lii la ma defal président de la république man de sama kàddu àggu fa waaye danaa bind lettre ouverte pour wax ko ni ko waa Louga lii
lañu bëgg xam nga la leen bëgg mu xam ni Moustapha Diop c'est le meilleur xam na ko sax ndax barki Dembo Ndiaye nee na ko tu es le meilleur nee na ko félicitation toog nag Aliou Sall mu ne ko Moustapha Diop su amoon ñett ñu mel na yow dootul campagne effectivement wax na dëgg wëral à travers le Sénégal foo dem Moustapha Diop samp na fa cellule def CAM convergence autour de Macky di liggéey le président de la République gars yi di wax fii rek lañ yam Louga seen popularité Louga rek la yam te popularité bu ndaw la Moustapha Diop boo demoon ba Kédougou am na ñu ko fa gëm nekk mbooloo waaw loolu nekk doomu Louga yow nga dëkk Louga di sagoo Louga far tax nga bëgg a yàq Moustapha Diop wala nga bëgg koo wax lu bon déedéet da ngay indil sa bopp ay noon da ngay indi sa bopp ay noon damaa bëggoon doomu Louga yi ñu xam ne Louga bu defaroo ñun la Louga bu yàqoo ñun la ñun politique bi mënul defar Louga déedéet doomu Louga ñoo mën a defar Louga kon suñ gisee doomu Louga buy defar Louga dañ ko war a jàppale pour mu defar Louga te Moustapha Diop nee na ma man li ma yor ci projet xajul ci benn mandat barki Dembo Ndiaye jënd na 1500 lampes solaires xanaa bu boobaa gars yi duñ ni Promoville la comme gars yi danaan Promoville yi ñuy joxe yi ñuy joxe ci ngénte yi ak ci dëj yi ñuy joxe ci gàmm yi ñi feebar ñi leen di faj sax nee nañ Promoville la Promoville moom mi ngi bëgg am bayre léegi xam nga lan lay nuróol dafay nuróol ni sukkandiku ci Promoville pour tuutal Moustapha Diop fekk ñi ngi réel Moustapha Diop ndax Moustapha Diop bu Promoville déggee Promoville c'est grâce à lui bu ko président Macky Sall créé indi ko Louga Moustapha Diop réalisé ko na mu ko war a réalisé ba ay noonu. mais tamit loolu tamit budget la ci maire bi jàppale gi muy jàppale ñi nga xam te ni ci santé dañoo wéradi ak social bi tamit dafa bokk ci budget maire bi looloo tax. budget maire bi ñi war a dimbali ci santé matul 20 bariwul Moustapha Diop li muy jël ci poosam di ko def ci askan wi kenn xamul nu mu toll te kenn du ko dégg. président Macky Sall bu fekkee daa bëgg a gagner largement Louga il faut mu gérer situation Louga. man li ma wóor te leer mooy jaaxaloo Moustapha Diop parce que gaynde la moom xam na fi mu jëm mais ñun ñoo tay ci gars yi naxaate bi ñuy naxaate ñun ñoo tay ci gars yi xeex bi ñuy xeex te xeex bi jëmul fenn lu dul seen intérêt bopp ak làqatu ak làqatu bëgg woon président Macky Sall ni ko ñu ngi lay liggéeyal fekk na seen bopp la ñuy liggéeyal loolu lan tay en tant que Lougatoise comme yow am nga accès ci Moustapha Diop nee ko mu dajale étudiants yi mu dajale camp Fallou Diante ak beneen camp bi mu teg leen mu waxtaan mu xam situation étudiants yi réellement parce que waaw. loolu bu ñu ko soxlaa woon suba bu ñu ko soxlaa woon ñu lijjanti ko. man loolu laa bëgg. bu soobee yàlla loolu dana am. Ziguinchor man mi personnellement maa ngi ci doon dox ak seen marche bi ñu doon def fii. man ak Tafa Fall doon ci lijjanti peut-être accès moo amagul parce que ñun aussi li fi ñu mën a yem rek la ñuy yem Moustapha Diop gëj naa ko dégg yaa de cela une semaine yow li ngay jooy ci Moustapha Diop man moom laay jooy ci. non man dama lay wax rek man en tant que population bi laa fi nekkal parce que man tey gii man j'aurais pas aimé mu may recevoir mais tey gii étudiant bi nga xam te ni il est en train de galérer ndax tout simplement amul logement. amul fu mu fanaan day kër karaatu ci yeneen chambre yi na ko recevoir seen association waxtaan ak ñoom même bu leen mayul xaalis mu waxtaan ak ñoom giifal leen dalal leen kat ñu xam ne kat ñun au moins kat am nañu maire te mi ngi jéem lu mu mënul. d'accord naa loolu te loolu dinañ ci dox. yenn sëriñ si ak yenn sëriñ si parce que ñun. yenn sëriñ si ñoom lu ñuy def. maa ngi dégg ku mel ne Cheikh Bara Dolly di clash Moustapha Diop. mais dañ ko yabal Cheikh Bara Dolly di wax ne moom moi en tant que marabout Moustapha Diop bu làkkee tubaab moom dafa xam dara xamul tous Cheikh Bara Dolly amalul njariñ réew mi intérêt am la fi nekkee Moustapha Diop bu ko gën ci. nga yaakaar ne est-ce que du ku toog rek sa intérêt bopp nga fi nekkee tamit. non Cheikh Bara Dolly bu ñu demee assemblée nationale Moustapha Diop def discours ñu posé ko ay questions mu répondre lépp défendre budget ñëpp voté ba mu des Cheikh Bara Dolly. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.